bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki téléspectateur Al Mouridiyyah TV ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen nuyoo fii ci kër xasida yi nga xam ne daara Hizbut Tarqiyyah mi ngi koy tabax ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des Mourides ñu am nag mbégte toog ak Serigne Ass Malick Kane mi nga xamante ni ingénieur en génie civil la di conducteur des travaux ngir fas yéene waxtaan ak moom ci jëmmi projet bi ni mu demee ak matuwaay yi nga xam ne moom lañ ci jël ba fi nga xamante ni fii la agsi tey Serigne Ass ñu ngi lay nuyu di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. bismillah barke borom Tuuba aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi lay nuyu sëñ Lamine di am mbégte di la dalal fii si chantier bi nekk kër xasida yi nga xamante ni moom la ñuy tabaxal sëriñ bi ci ndigalu Cheikh Mouhamadoul Mountakha di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool comme ni. lii boo xam ne ñu ngi ko dooroon nekk suñu jëriñ baax yi suñu borom yokk yërmandeem yokk ay ngërëmam bisub tey liggéey bi nekk ci loxo sëñ Youssou mi nga xam ne moo ko wuti ci bopp liggéey bi mu di ko wéyale suñ doon tàmbali nag sëñ Ass gis nañ ne projet bu mel nii nit ñi gis nañu jëmmi bâtiment bi ni mu mel ak dayoo bi ak ni mu toll ndax mënees naa xam rek ci tënk étape yi nga xam ne yoon yi nga xam ne ci la jaar kem ni nga xam ne chantier bu mel nii baaxoo na cee jaar ba mu agsi fii tey. loolu dinañ ci indi ay tontu ñëwaat tuuti si li nga xamante ni mooy taarixu projet bi ndax buñ xoolee si taarix projet bi nekk na projet boo xamante ni Sëñ Mountakha moo ko dénk waa Hizbut Tarqiyyah si jamono yooyu ñu nekkoon si njiitul Sëñ Atou Diagne di ñaan suñu borom yokk ay leeram ca fa mu nekk. bi mu ko joxee ndigal nag xamal ko li nga xamante ni loolu la bëgg muy kër goo xamante ni dañ koy tabax len du ko tax a jóg lu dul xasida yi ku tedd ki bi mu ko waxee loolu nag jotoon naa tudd ay xayma ci ay yenn montant yoo xamante ni waxoon na ko li nga xamante ni moom la ko kilifa gi tontu woon si jamono yooyu nga xamante ni wesaaroo na ci média yi mooy que ne maanaam téeméer ba milliard rek lu mu mën doon ñu jaral nañ kon ñu xam ne noonu mu ko tuddee woon daanaka dañoo nekk ci loolu ndax liñ tàmbalee rek daanaka ëpp na téeméer jëm milliard te léegi ñu romb ko buñ ko rombul déjà buñ xoolee ak ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu wàllu koppar yi. donc ginnaaw bi mu jotee ndigal loolu ñu nekk nag si li nga xamante ni mooy études yi nag li si jiitu day nekk lu ñuy wax conception yi bi ci jiitu mooy conception architecturale li nga xamante ni daanaka lépp lu ñuy def si biir projet bi loolu moo ñuy commandé muy li ñuy wax plan archi yi. ñu xam ne li si jiitu muy plan archi yi nga xamante ni mbooleem lu ñuy defaat ci étude mu jëm si bâtiment bi loolu moo koy commandé mais bu ñëwee si phase architecturale ak dayow projet bi ak li si sëriñ bi namm di fàttali ne kër la goo xamante ni xasida ku tedd ki lañ ci war a denc mu am yu bari yoo xamante ni war na si am maanaam balaa ngay mën a concevoir loolu il faut que nga am yenn xam-xam yi ci wàllu xasida am yenn xam-xam ci wàllu culture murit ak xasida fiñ ko teg ak mbindum sëriñ bi fi mu ñu toll pour doog a mën a xam nag yow jëmmi bâtiment bi ñuy wax du doon bâtiment simple comme niñ ko baaxoo xam ñun ci liñ jàng dafa am beneen aspect culturel bu si yokk aspect culturel boobu nag Sëñ Atou nekk na ko xamante ni suñu borom daf ko see maanaam sëñ bi da ko see baaxee ndax tey boo jëloon les plus grands architectes du monde nga ne leen kër xasida yi ñoom bibliothèque simple lañ koy jàppee. or que ñun au-delà de lu weesu bibliothèque bi dafa am yeneen yoo xamante ni day ñëw ñu war ko jël en compte mooy li xasida yi bañ maanaam fi ñu ko war a teg fi ñu war a nekk li ko war a jege li ko warta jege dem na bay xam ne bâtiment bi dana am certes loo xamante ni dana répondre sur les normes internationales waaye ñun li ñu ci ëppal solo mooy li ñuy préserver l'aspect culturel encore mouride
boo gisee may insister ci aspect culturel murid loolu moo commandé xasida yi parce que tey identification murid buñ ko waxee rek xasida moo ci ëpp loolu mooy li nga xamante ni seen moomeelu murid la goo xamante ni amuñu ci leen luñ ci natable donc xam ngim ko xam moo tax bi muy concevoir maanaam foofu bi ko sëñ bi joxe ndigal moom dafa substitué wu à la place nekk ci place architecte bi loolu nag li ko may moom dana am idée yi dina am li ñuy wax les premiers jets esquisses yeeg yooyu mën na ko def sax comme ni mu daa def ko ci loxoom ak yooyu bu ko defee ñun techniciens yi staff bi nga xamante ni technique bi ko wër ñoo koy interpréter techniquement ba matérialiser ko ba mën a doon benn document bu ñu teg loolu nag bi nga xamante ni toll nañ ci certes am nañ appel pour yenn compétences externes yi comme yenn dessinateur yoo xamante ni doon nañ leen jël pour ñu renforcer équipe technique Hizbut Tarqiyyah bi nga xamante ni moo fi nekk ci wàllu dessin ak interpréter gisin bi nga xamante ni siñaatu sëriñ bi baaxee woon na ko mu teel a gis li sëriñ bi bëgg donc loolu bi mu amee bañ tàmbali esquisse yooyu noonu temps bi nga xamante ni moom la waroon a jël buñ ko yóbbuwoon ci benn cabinet mën nañ ne dañ ko compressé noo xamante ni tey koo ne woon ne lii def nañ ko ci diir bi dana ne lii mënul nekk. bu ñu ko xoolee day mel ni day bëgg a jaar fi étude yëpp war a jaar ñu def ko ci diir bu toll noonu kon loolu mel na ni am na matuwaay yu mu jëloon loo ñuy fàttali rek ci xëy na temps fort yi nga xamante ni moo rythmé phase boobu nga xamante ni toll nañ ci études yu xóot te mu mel ni def nañ ko ci délai bu gàtt waaye amul benn étape boo xamante ni brûlé lañ ko lu ci war a am rek ci wàllu gëstu am na ci. waaw sëñ Lamine xam nga projet moom buñ ko waxee étude moo ci jiitu ginnaaw bi nga xamante ni jot nañ li ñuy wax le cahier de charge bi nga xamante ni le khalife général jox na ko Sëñ Atou moom mu war a def études yi dañ ko topp lu ci nekk aw fi mu war a aw lu ci nekk ak étape bi nga xamante ni fa lañ ci toll liñ ci war a def ñu def ko ba ci bi mu jotee ndigal li noonu automatiquement liñ daal di tàmbalee def mooy dañoo commencé ce que l'on appelle les études de sol pour xam projet bi nga xamante ni tàmbali na kaa xalaat fiñ koy teg comportement wu suuf si liñ ci war a mën a def ak naka la ñuy def ba buñ ci tegee bâtiment bi masalan du yëngu du raf lu toll ni tarfatal ay ni donc loolu nekk na benn fànn ci études yi nga xamante ni dañ ko def mu nekkoon parallèlement ak conception yi ñu doon def nga xamante ni biñ nekkee ci phase conception am na yeneen études yoo xamante ni dañ ko ñëw def muy génne li nga xamante ni mooy assiette bi ñu war a def projet bi fi ñu ko war a implanter mooy surface bi ni mu toll nga xamante ni warul ëpp warul yées warul génn fi nga xamante ni def nañ ko ci di fàttali rek ne projet bi mooy comme li sëriñ bi wax maanaam biñ xalaatee jàngu bi yëpp lii nekk na loo xamante ni mënu ci woon a ñàkk kon ñu xam ne assiette biñ ko teg assiette bu xawoon a xaw kaa yaatu trop ndax bu gënoon a yaatu it xamoon nañ ne kon si ñaar dana defit lu gën a yaatu li nga xamante ni nekk na doon ñàkk li muy ñàkk yaatu comme niñ ko bëggee woon it liñ doon xaar yëpp it am na ci biir projet bi buñ jëlee bibliothèque bi am na fi buñ jëlee li nga xamante ni mooy imprimerie bi tamit waajal nañ ko fi ba waajal ay annexe yi nag moo ngi nekk si diggante foo xamante ni tey xalif bi bu fi ñëwoon mën na faa nekk loolu dafa nekk annexe bokkul ak bibliothèque bi annexe yi bokk na ci ba tey foo xamante ni tey mooy lu ñuy wax auditorium buñ jëloon genn xasida war see développé war see def ay jàngat wala yooyu waajal nañ barab boo xam ne nit ñi mën nañ faa dajee ñu def ko te du bokk dara ak li nga xamante ni bibliothèque bi la donte yooyu yëpp dañoo lëkkaloo ci benn projet donc yooyu yëpp nekk na yoo xamante ni ay étapes la yu dugg ci biir étude bi ginnaaw biñ paree ci li nga xamante ni mooy étude architecturale yi mooy conception yeeg yooyu noonu dugg nañ ci li nga xamante ni mooy phase bureau d'étude technique xam nga les aspects architectural yi dalay woon fii ni mu toll ni mu mel bu noppee rafetaay bi lii lañ ciy def ak léegi yi
waaye jëmmi nag dëgëral gi ak jëmmi fonctionnement bi ni muy fonctionner ak leeraay gi ci biir ak li nga xamante ni mooy seral ak yooyu yëpp ni muy ñëwee yooyu yëpp dafa nekk yoo xamante ni dafa am ay études spéciales yoo xamante ni def nañ ko si nga xamante ni yooyu nag bi ñu indee résultats yi si lañ nekk nag di développer projet bi ñuy fàttali toujours que ne projet bi def nañ ko si diir boo xamante ni maanaam diggante études yi ak réalisation yi am na si yu bari yoo xamante ni biñ duggalante noo xamante ni waaye taxul mu am benn faille wala benn kii boo xamante ni brûlé nañ ko si wala ñu tëb ko ci lu ñu waroon a def si projet bu am envergure bi te defuñu ko. lii nag lu am solo si nga tudd wàllu étude yi foofu sax nga tudd tey ku ne gis na ni wax nga ko sànq barab bi ñu gisul ñu jox fekk ni ñu rëdd université bi ba noppi kon bi ñu ñëwee benn diggante la ñu jox nañ fii lañ koy def am na kon lu fa nekkoon ci ay accompagnement wala ay bagage wala yeneen yoo xam ne laajoon na ñu doxal leen ba noppi soog a def li nga xam ni mooy maanaam kër xasida waaye itam tudd nga wàllu architecte yi muy kon bureau de contrôle yi ñoom it gis nañ leen daanaka fukki fan ak juróom yu ne fii dana bokk ci barab yi ñuy ñëw ñoom tamit nan la ñu gisee liggéey bi ak yan appréciation lañ ci def bu ñu ko méngaleeg ni ñu gis ne chantier buy dox te tege ci yoon noonu la war a doxee. xamante ni ñooñu lañ seqal liggéey bi dafa bëri ñoo xamante ni dañ cee bokk donte jox nañ liggéey bi Hizbut Tarqiyyah def nañ étude def nañ lépp dafa am ay niveau de validation ak loo xamante ni moom mooy assurer li ñu def muy bureau de contrôle comme li nga tudd ba léegi am nañ ci accompagnement architecte DPLG donte ñun def nañ conception yi et tout ça am nañ accompagnement wu architecte DPLG yu nekk ci projet bi. ne nga xam ne ñoom la sëñ bi di liggéeyloo li aju yëpp ci université bi nga xam ne ñoom ñoo ko yor ñun entité benn lañ ci mais teewul ñoo ngi ci ginnaaw ñooñi li nga xamante ni tudd naa ko sànq muy les études techniques yi loolu li koy valider mooy bureau de contrôle bi ma waxee ne saytu nañu suuf si loolu dafa am approbation wu bureau de contrôle maanaam yooyu yëpp ay étapes la yoo xamante ndax li nga xamante ni ginnaaw bi ñu saytoo suuf si la ñuy doog a mën a jox nag bureau d'étude technique bi def structure muy béton armé bi pour mu xam moom suuf si li mu attan ak attanu ko donte suuf yëpp mën nañoo attan ak naka lañ koy defee pour type de fondation yi nga xamante ni moo gën a dëppoo ak li nga xamante ni mooy suuf si fi nekk li nga xamante ni indee na ko. donc ginnaaw loolu bi ñu defee études yi dañuy jox bureau de contrôle bi moom it muy def ay validation saa yu valider leen nag ñu dox koy mën a réaliser sur le terrain donc noonu la ñuy doxee bu ñëwee sur le terrain dafa am beneen contrôle bu ci am ndax tey comme ñoo ngi toll ci li ñuy wax gros œuvre béton bi nga xamante ne dañ koy utiliser di ko def toujours dañ ciy def ay prélèvement mooy dañ ciy sàkk def ko fenn yóbbu ko analyser ko ci labo bi ndax béton bi dëppoo na wala dëppoowul am na qualité bi nga xamante ni moom la ñuy xaar ci béton bi wala déet bu ko amul ouvrage bi ñu defoon ci béton boobu partie boobu daanaka dañ lay wax ne lii da nga koy dindi waaye di santaat bu baax que ne loolu dalaguñu fii ci projet bi ñoom it ñi nga xamante ni ñoom lañ seqal projet bi muy bureau de contrôle bi ak architecte yi vraiment am na it ñeneen ñoo xam ne nekk ñu bureau de contrôle wala architecte dañoo nekk ay bonne volonté murit ay ingénieur regroupement yoo xamante ni dañuy ñëw di ànd ak ñooñu li nga xamante ni ëpp na ci li ñuy nemmeeku ci li ñuy wax dañuy rafetlu qualité liggéey bi ak ni mu tegewoo ci yoon yooyu yëpp ñun nag dañ koy jël jàpp ne ab soññe la dañoo war a def lu gën a baax comme ni ko sëñaat doon waxee donte lii lay jar bu ñu ko kenn wax nangam ji moo gën a économique bu ñu ko ñaan Sëñ Tuubaa yaay lu ëpp li ñuy def. te jërëjëf sëñ As muy loo xam ne sax dinañu may ñu tey ci wàllu li ñu tànn ngir liggéeyee ko ndax dëgg la bibliothèque wax nañ ko wax nañu étage wax nañu rez-de-chaussée waaye day mel ni bi ñuy liggéey fii am na ay jubluwaay yu ñu jël day mel ni bari aana loo xamante ni def nañ ko ci barab te boo demoon fenn sax mu mën a liggéey lu gën a rëy loolu
maanaam lan moo waral jublu yi choix yooyu nga xam ne tey day mel ni lenn lu ci ne la ci gën moom lañ ciy def ba ku fi ñëw nemmiku bâtiment bi dina xam ne amu ci maanaam lu ñuy sakkanal lan moo guidé choix yooyu maanaam lu waral ñu tànn liggéeyee noonu. mooy li ma wax ne luñ def rek Sëñ Tuubaa yeeyoon lu ko ëpp maanaam si esprit boobu si lañ dem ci projet bi waaye liñ ciy dem yëpp lu ci nekk dañ kaa teg si norme tey buñ jëlee li nga xamante ni dégg ngeen ma wax si njëlbeenu wax ji lu ñuy wax imprimerie ku wax imprimerie wax unité industrielle. unité industrielle boo ñëwee ñun si suñu wàllu liggéey dañ lay wax ne boo demee day dëkk sangam barab sangam foofu mooy zone industrielle nga xamante ni yooyu yëpp foofu lañ ko waajal mais tey bu ñu demee nag ba bëgg a def nag si jëm benn bâtiment dafa am ay exigence yu mu laaj exigence yooyu mu laaj bokk na ci li tax ñu am ci sous-sol bi lépp nekk ay voile mooy mur yoo xamante ni c'est en béton. mur en béton mooy loo xam ne lépp dañ ko couler amul brique comme li ñuy wax brique amul aglo amul maçonnerie lépp béton la armé en plus nga xamante ni tey lu fa mënti am si biir unité industrielle boobu daanaka foofu lay yem mooy ci wàllu bruit mooy ci wàllu vibration wala lu mënti doon rek loolu dana ko mën a dékku ñu yéeg nag ci li nga xamante ni moom mooy rez-de-chaussée bi. biñ ñëwee ba ci rez-de-chaussée bi danañ gis yenn parties yoo xamante ni tamit dañ leen a def en voile bokk na ci fi ascenseur bi nekk loolu kenn ku si nekk xam ne ascenseur bi tamit day am taxawaay boobu noonu mais li jëm nag ci jëmmi annexe bi ñu waajalal sëriñ bi loolu lépp dañ ko def tamit voile ndax li tax ñu def ko voile dafa am lu ñuy wax ay traitement acoustique pour contre les loo xamante ni mooy tax bruit du dugg wala lenn yooyu yëpp waajal nañ ko ci annexe bi nga xamante ni moo jëm ci côté bi sëriñ bi nekkee nga xamante ni tey donte defuñu woon ay revêtement wala benn traitement sëriñ bi bu fa duggoon mën nañ ne lépp loo xamante ni bruit la wala lépp loo xamante ni kii la du fa am lépp loo xamante ni tamit sécurité la ci wàllu barab bi mën nañ ne am na fa ba matale looloo waral nga gis ne lépp foofu it dafa doon voile partie yi nga xamante ni jàppoon nañ ne dafa xaw a suufe ba pollution sonore bi maanaam bruit yeeg yooyu war a mën a dugg ci bibliothèque bi da nga gis ne li féeteek mbedd mi dañ ko def noo xamante ni moom it ay voile la pour wàññi loolu donte traitement bi nga xamante ni war na see ñëw yokku ñëwagul te ñu mënoon kaa def brique waaye defuñu ko léegi nga xamante ni d'office nekk na loo xamante ni def nañ isolation yi ba mate ko donc loolu moo jëm ci wàllu dëgëraay bi ak wàllu acoustique bi ni nga xamante ni noonu lañ ko waajalee si ba léegi it si matériaux yi nga xamante ni utiliser nañ ko tey da nga gis ñu ne la dal bi dañ koy def dal plein wala dañ koy def ourdi wala dañ koy def nangam ñun exigence bi nga xamante ni moom la këyit am dañ kaa jël en compte ba tax na dañoo dem jël béton boo xamante ni daanaka amul mën nañ ne ndox mi dañ kaa segg ba mu set wicc mënu jël daray ndox ak 99%. jegew ko sax mënu ci moom dara ñu jël yooyu nag def ko ci fépp foo xamante ni mooy li ñuy wax plancher yi muy li ñuy wax dal yi nekk ci kii bi yëpp ci bibliothèque bi ci kër xasida yi moom lañ fa def nga xamante ni loolu danañu génneel lépp luy ndox moom amuñu ci lenn loo xamante ni dinañ ko ci tiit ba léegi ci wàllu liggéey da ngay gis ñu utiliser lu ñuy wax ay pompe à béton bétonnière yeeg yooyu yëpp kenn ku ci nekk da nga xam ne lii ay moyens mécaniques la mais buñ dellusiwaatee tuuti it ci taarixu murit ay ca murit gi ñuy wax it indi nañ ko ci pour wone ne ba nga xamante ni matériel yi ñëwagul woon it na murit yi doon liggéeyee terewu kaa tege ci norme ndax tey buñ ne ay ca murit ñu jël si woy di joxalante ba mu àgg fa muy àgg ñu sotti
ak ñu jël pompe à béton bi ba mu àgg fa mu war a àgg ñu pompe mu sotti dinañ gis ne ñaar yooyu yëpp am na fi ndax tey dafa bokk ci ñuy lim mag ñi ne mag sàngam de ba ñuy def jumaa ji moo doon def sàngam mag sàngam loo roy googu nag ñuy roy ci lépp dañ ko cee dëxëñaale wone aspect culturel boobu nga xam ne murid yi am nañ ko si luñ songu dañ koy daan ba ci tey bi ñuy kuulee rajo bi mën nañ ne ak ay bétonnière lañ ko kuulee jëluñu woon ay tupi jëluñu woon centrale à béton nga xamante ni tey boo jëloon yooyu masalan ñoom buñ doon def ñaari fan mën nañ ni ñun ci ay ca murid gi ak bétonnière yi def nañ ko ci juróomi fan te teewul biñ jëlee test yi yóbbu béton yi def lépp dafa nekk ci norme. ok jërëjëf sëñ As muy kon wone rek ne kon daara Hizbut Tarqiyyah ni nga ko waxee rek dëgg la yi nga xamante ni lu ñu war a mën a fay la ñu def ko ñi ngi koy def waaye léeg-léeg itam ñu am tawféex yi ubbi chantier yu mag yoo xamante ni murid yi dañ ciy feeñal seen yéene lépp nag am ci gëstu ak taxawaayu ak supervision wu ñi nga xamante ni maanaam ñooy techniciens yi tudd nga fii lu bari ci wàllu barab yu liggéeyukaay yu ñu jël waaye bâtiment bi dañuy gis ne ci présentation bi dañ ciy gis ay yëf maanaam yu xereñ tudd nga fi imprimerie tudd nga fi ascenseur tudd nga fi yu bari ba ci itam xeeti fii li nga xamante ni dañ koy gis mu bari lool mel na ni benn bokk ceeg moroom fu mu jëm loolu day mel ni indi nañu ci ni ko kenn ci architecte yi seere woon wane ne bâtiment la boo xam ne daal tey suñ doon lim bâtiment yi gën a dëppook jamono wala ñuy yoo xamante ni yegg nañ foo xam ne mën nañu sax bâtiment bi amaana dina yegg foo xamante ni bari na loo xam ni dañ koy waajal ba mu mel ni moo koy xalaatal boppam di ko defal boppam mel na ni kon loolu fàgguwaale nañ ko ci biir liggéeyu projet Kër Xasida mu mel ni bokk na itam ci li tax mu gën a ràññeeku. waaw loolu dafay jëm si li ñu xamante ni ñun mooy naal bi mooy ñu am bâtiment boo xamante ni qui est bu hyper intelligent nga xamante ni lépp ak lu mënti doon muy contrôle d'accès mooy maanaam dugg gi niñ koy saytoo te nit du fa taxaw ni ngay tijjee bunt yi wala nga song ko bunt bi tijjee ko yooyu noonu yëpp ak vidéo surveillance yi nga xamante ni tey yow mën ngaa nekk ci sa poste de contrôle di commander 50 mètres après fi nga nekk muy moo xam da ngay tijji wala da ngay tëj wala da ngay tàllam wala da nga koy faj ca fa nga toog ba ci saytu tamit air bi nga xamante ni moom mooy circuler ci biir fi kayit yi nekk nga koy xam bu ëppee wala mu yées li koy régler automatiquement nga xam ne dañuy am lu ñuy wax température ambiante bu constante boo xamante ni benn rek lay doon du yéeg du wàcc yooyu yëpp nekk na si yoo xamante ni indi nañ ko ci sóoraale ko ci biir bâtiment bi. tàngoon dañu jàpp ne téere yi soxla nañu seet des ko mën a xam. moom du xaar loolu moom bu ñu ko këyit gi lii la soxla rek si température masalan ñu ne la warul wàcc 20 degré bu wàccoon 19 rek da ngay gis automatiquement mu montré ko rouge ñu régulariser bu yéegoon 21 mu indiwaat ko mu leer ne loolu nekk na jumtuwaay yoo xamante ni duñ xaar ba yëg ko ci yaram wala ci lenn mais dafay am ay détecteurs yoo xam ne moo lay permettre nga def loolu noonu ba ci wàllu lumière bi contrôle am ak niñ koy tamiser ba nga xamante ni tey mën naa nekk man ci sama benn box taal sama lumière di lire te du ma gêner ki ma nekkal ki ma dendal wala keneen wala ñiy jàll it seen lumière man du tax samay bët bañ a mën a gis li may def yooyu yëpp nekk na yoo xamante ni sóoraale nañ ko ci ba calculer quoi. jërëjëf sëñ As xam naa ni sax incha allah dinañu am yeneen jotaay ndax bâtiment bi day mel ni yéene ji ak liñ ci bëgg a leeral lépp sax dana néew ci benn jotaay waaye liñ jot a leeral am na solo ci wàllu historique bi muy taarixu étude bi fi mu jaar ba fi mu agsi ak jumtuwaay yi nga xamante ni moom lañ ci jëfandikoo ak itam ñi nga xamante ni ñoo ci dajandoo ñëpp ci ay borom xam-xam foofu ci lay daanelee mu mel ni kon li nga tudd nii mel na ni limu borom xam-xam yi nga xamante ni
ñoo ci war a daje ngir mën koo liggéey day mel ni ñu waroo takkoo la ci doon te itam du ñu bokk bànqaas yoo xamante ni ci la ñuy yëngu. waaw wàllu woowu mooy comme li ma tuddoon léegi rek si njëlbeen wax naa architecte wax naa bureau de contrôle ku wax bureau de contrôle nag wax ay ingénieur ak borom xam-xam yu màcc ci bépp fànn bu ñuy def tey buñ jëloon li ñuy wax ay loo technique rek nekk na fukk ak benn jàpp fukk ak ñaari banqaas te benn banqaas bu si nekk day am ingénieur boo xam ne moo koy saytu pour valider ko lu weesu loolu it di nga gis ñeneen ñoo xamante ni ñoo siy dugg muy groupement ingénieur yi ma la waxoon sànq nga xamante ni ñoom dañuy am taxawaayu maître d'ouvrage délégué mooy koo xamante ni ki moom yëf yi moom ngay jàppale si donte Hizbut Tarqiyyah mooy premier maître d'ouvrage délégué wu liggéey bi ñu ngi ko joxe woon sëñaatu noonu la ko sëñ Yuusu yenn waatee ba léegi war nañoo ñu si leeral ñu xam ne Hizbut Tarqiyyah daf see sol mbaxana yu bari sol na si mbaxana bailleur mooy ki nga xamante ni mooy génne koppar yi kay def ëlbatiku solaat si mbaxanawu entreprise mooy ki nga xamante ni mooy ñëw di réaliser ëlbatiku nag solaat si mbaxana moo xamante ni ki moom yëf yi yow la ko dénk ngir nga taxawul ko muy mbaxanawu maître d'ouvrage délégué kon moom daf see bëri ay mbaxana yoo xamante ni bu ko si neex mën na koy sol benn rek moom la si mënta sol mooy bi nga xamante ni mooy bureau de contrôle ndax kooku mënoo nekk ba pare di atte sa bopp boobu rek moo ci loo xamante ni mën nañ ne moom Hizbut Tarqiyyah laale aussi dañ kaa externalisé. ok jërëjëf sëñ Asmalik Kane ci leeral yu am solo yooyu di fàttali ne yow yaay conducteur des travaux ci projet bii nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des Mourides moo ko digal daari Hizbut Tarqiyyah muy tabax këru xaside yi loolee nag ndigal la doore woon ci suñuy jëwriñ ja Serigne Atou Diagne di ñaan suñu borom yokk ko ndimbal ak yërmande ak leer tey jii liggéey boobu tege ci loxo sëñ Youssou Diop mi nga xamante ni mooy jëwriñu daara ji waaye li mu laxasaayoo gànnaayoo ko teg ko ci kanamam te di ko fàttaliku saa su ne mooy kaddu yi Serigne Atou waxoon sëriñ bi ne ko caabi lañ la ameel loolee nag muy dox ñu di ci ànd ak mboolem ñi nga xamante ni ñu ngi ci dugal seen loxo muy techniciens yi di architecte yi di ñi nga xamante ni ñoo yor wàllu mboolem fànn liggéey yëpp ba mu agsi fii li ci ëpp nag dañuy gis bâtiment bi rek mu taxaw waaye ni leeral yi ci suñu aas indi du ci mën a ñàkk ngir ñu xam lan mooy xalaat yi ñu ci am bu noppee fan la jëm lenn lu ci nekk itam lan mooy jublu ñu mel ko nii ak yoon yi nga xamante ni ci la jaar ba agsi fii kon nag di ñaan suñu borom. ñu àggale ko ak jàmm ba jébbal ko ki nga xamante ni mooy Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ba mu naal yeneen yoo xamante ni jëm na ci liggéey bi ñu fas ko yéene ànd ak moom muñ leen indiloon tey fii seen télévision Al Mouridiyyah fii ci kër xaside yi di leen sant di leen gërëm di leen digg daje ci yeneen jataay yu jëm ci yeneen fànn yoo xam ne incha allah fas nañ ko yéene waxtaanee ci barab bu tedd bii ñu nekk di kër xaside yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.